من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم وآله وصحبه وهب لي بجاه ما تسن جوان waaw damay def vidéo bu gàtt par rapport ak ndoxu Touba bi d'accord sa bi ma defee vidéo Fallou Sylla bi joxul woon ma si tegaat benn vidéo semaine bi mais ñëpp xam ne ndoxu Touba moom dafa doon loo xam ne dafa ma yàgg ñor je pense vidéo boobu si njëkk dafa en 2014 donc ça doit faire actuellement 7 ans ci kër nag amasa seen naa moo la boo xam ne ma raay boo sama ami ko sëb loo xam ne jeex na te seen jamono di nuyu suñu frère chrétien yëpp ak suñu mbokk jullit yi ñu nuyu peut être bi suñ tuwaay kon vidéo bi ni ma leen ko waxee fi ma ko jëmale mooy si propos Serigne Mbaye Thiam problème majeur au Sénégal mooy dañuy jël koo xam ne xëy na jàng na leen xaw ma sa CVM xool ma ko amu joti dem xool ko sax waaye xëy na expérience majeure mooy liggéey si major project yi nga xam ne ay billion dollars la wala am expérience internationale si méga city yoo xam ne dañ siy dem liggéey comme kenn ko demoon Dubaï dañ ko construire ak yenn dëkk développement urbanisation yu mel ne France Londres ak yenn dëkk yi ñu jox ko ministère de l'hydraulique xëy na dina mën a wax si loolu mais koo xam ne politique et stratégie politique moo tax ñu jox le ministère de l'hydraulique da ngay soutenir toujours si données yi nga xam ne ay données yoo xam ne ay entreprises yoo xam ne lañu ay consultants la moom li leen intéressé moom mooy lekk si xaalis si gouvernement bi mais li leen ñor dëgg duñ fa egg problème mu vallée bi nee na vallée je ne sais pas eggul si fossile nag li mu wax nee na vallée la yaay vallée la di vallée nag c'est très vague si langage hydrologique très vague si langage hydrologique moo tax ne dafa am un dépôt argileux boo xam ne li mu bëgg expliquer su ma jëlee en terme hydrologique dëgg-dëgg mooy une nappe perchée c'est une nappe perchée mooy nappe boo xam ne amul un contact direct avec la nappe maastrichtienne donc il y a une réduction de l'infiltration de la conductivité hydraulique par rapport diggante nappe bi muy wax ak nappe maastrichtienne bi nga xam ne mooy nekk si au point peut-être à 150 mètres 200 mètres si biir suuf si ba nga xam ne infiltration du am te li mu wax laa ni wet diw ma ndox mi Tuubaa moom loolu ku ko weddi nag sa murid day des da ngaa déggul wax Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa daf siy dikk lu bëree bëri ay mag yoo xam ne Sëriñ Tuubaa gis nañ ko muy si Abdoulaye Jaxate bu sëñ am seen joxte yàlla suñu borom tas si bàkkante fayal ñu ko ak waa ka si Ibrahima Sarr ñi nga xam ne jotaa ñi gas ay noo xamante li may wax nag man fu leer nañ laa koy teg lu wér nañ la ku ko mën a weddi suba na ko génn benn si xam-xam laa koy teg fu weddi wàllu nasaraan si ba noppi di soog a ñëw nag si li nga xam ne dafa jëm si wàllu Sëriñ Tuubaa parce que man su ma doon jàng lépp ñoon ñu may wal laxul mahfuus sax ma xam ne laxul mahfuus la ma Sëriñ Tuubaa laa gën a gëm leneen kon nag ay xam-xam yi naa si wax ba noppi boo wan ni ki muy li muy wax moom teguwul suñ doon wax physique et hydrodynamique des sols wala géomorphologie des sols li muy wax amul si xam-xam bu mu ko teg c'est un politicien rek bu ñu jox poste ministre bu bëgg a justifier projet bi mu bëgg def jaarale ko foofu léegi li ma bëggoon a wax li mu ne dafa am une nappe perchée noonu la nga ko tuddee bu nekk dans une vallée boo xam ne y a pas une infiltration parce qu'il y a une couche argileuse une cimentation au niveau de la stratification des couches de sol li muy wax tegu ko fenn ndax dégguma fa Touba naa ko indil ay wax dama koy indil ay xam lu wér loo xam ne moom su fekkee ni taalibe la si yoon wi la juddoo ay maam war nañ xam information yi gisuma Touba si li wër fi muy wax te naa wax exactement dépression boobu muy wax vallée boobu fan la nekk si li wër jumaa ji si ban distance la nekk ak yenn kër lay impacté wax leen ni kan la boobu Facebook sax génnagul yaakaar naa parce que Facebook je pense ay 2000 xëy na 2007 2006 yooyu laa yaakaar ni si la génn 2006 mais dañ gën a fàtte Cheikh Mourtada Mbacké bés buñ koy rob wala buñ ko robee ba suba si ndox dafa doon ball si jumaa ji da ngeen ko fàtte ñun murid xam nañu jumaa ji ndox ko wër loolu ñaanu Sëriñ Tuubaa bu nangu la mais damay tontu balaa may dugg Sëriñ Tuubaa gi dama bëgg egg ak Cheikh Mbacké Thiam kii Thiam Serigne Mbaye Thiam si li muy wax tegu ko si xam-xam gu tëb nappe perchée boobu muy wax dama koy tegg benn su fekkal li muy wax nappe perchée la ba infiltration du am kon loolu
dépôt morphologique boobu c'est sur des centaines d'années ou des milliers d'années kon tabaxu jumaa ji ak fondation jumaa ji dina ko fekk te amul benn seen Cheikh jëm bokk na suñu doon uti xeer yi rek nga ne amul kenn koo xam ne nee nañu si kuu jumaa ji bu ñu koy tabax ba ñu gasee te fondation bi dafa xóot doolu fekk nañ fi ndox si jamono comme de année 27 yi bi sëñ Modou Moussa Mbacké taxawee yàlla suñu borom fay amul kenn ku ko wax fondation jumaa ji bu ñu koy tabax fekk na fi ndox amul te nappe perchée su amoon lii muy wax effleurement nappe bi am na soroor bi new neen waxu si biir jumaa ji si li wër jumaa ji la wax mais am na si li wër jumaa ji fii nappe bi tàmbalee muy kër sëñ Saliou su fekkoon ne nappe perchée la diffusion capillaire par capillarité wu ndox moomu dina suñu gasoon bi ñu doon gas jumaa ji dinañ ko gis kon loolu li muy wax amul naa leen indil preuve boo xam ne nit du ko mun dindi pour wax leen li waral ndox moomu nekk fa te nag dañ woo hydrologie gis yëpp woo ingénieur en environnement ak seen génie civil parce que ñoom seen problème ay tubaab lañ gëm France lañ gëm jox leen marché yi ñu ni seen ingénieur xam amuñu suñu expérience amuñu jànguñu dara amuñu suñu réalité xamuñu historique réew mi bëgg ne dañuy def ay étude fii archéologie dafa am solo morphologie des sols nga xam ne sax ak géologie dañ koy def balaa ngay naan am looy wax si suuf kon da couche stratification sol yooyu pour mu mun a am li muy basé benn données scientifique moo dama bëgg défier ay conseillers ak ñu nekk ministère cabinet suba ñu release ñu bàyyi ñu diffuser si information si seen site internet ak si médias yi que les médias nit kilifa su waxee te li muy wax tegu si xam-xam médias yi dañ ko war a confronter fu mu jugee li muy wax dépression bi am na mais dépôt argileux bi góomu ko parce que nit ñi gas nañ fa ay teen ba taay 25 mètres te suuf rek la ñuy romb leneen li am moom ban carottage la def si biir carottage na génn yan carottage la la mooy pattern carottage mooy ñaata drilling xool la def ak la mooy profondeur yi si li wër zone boobu ba mën a génne stratification couche de sol yooyu ne dépôt argileux bi à telle hauteur la nekk à telle mënu la ko wax parce que defuñu ko kenn déggu fa kenn gis fa tubaab ñu fay def carottage fi mu toll nii ah man na yëguma kon soo léegi nit ñi vidéo nañ ko wane ko wax ne ñii di fi gas di def ay lanfer sampling bi échantillonnage bi ñu def luñ si jublu wala sëñ bi dina jox ndigal kon bokk li muy wax moom amul fu mu ko teg amul fu mu ko teg dépression bi nag ak ndox mi moom lu wér la nañ lu am te li ko indi naa leen ko indi mooy soo jëlee tali nord bi nga xam ne moom moo jugee si nooru jumaa ji nga xam ne moo nekk diggante Daara Kamil wala almeer yi fi ñuy julee jëm Daaru Xuddoos si lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ak fi nga xam ne moo jugee si buntu kër Sëñ Saliou ak Cheikh Moutada fu ko tàmbalee jëm ba 250 mètres foofu la dépression bi am foofu la dépression bi ëppee pente la dépression bi ëpp pente yëpp ça varie yi fi nekk yu wër jumaa ji yëpp muy nord sud compte tal ya fa nekk yëpp ak kër ya fa nekkee tund yëpp li ñoom relevé topographique li wër jumaa ji yëpp pente bi si ëpp 2% la te si zone si vallée yooyu la nekk leneen li si des lépp à 0,1% parfois ça égale 1%. léegi nag li mën a influence loolu si wàllu saayir dafa bëri te benn influence rek la murit ci seen bopp dañ ko raté parce que Sëriñ Tuubaa daf ñu ko jàngal mais nanguñu ko dégg waaw problématique bi am Tuubaa mooy dañoo déséquilibre écologique wu flux hydrologique bi moom la ñu créé ñun murit nuñ ko créé mooy Tuubaa bi fi Sëriñ Tuubaa di bind wala Fosène si mbaaru Sëñ Saliou boobu ñu fekk ndox bi foofu fa la Sëñ Saliou fa la guy gi nekkoon fa la genn gi jaay àll bi dàq kéwél ba Sëñ Tuubaa dugg foofu si mbaar moomu ñu wane fa la guy gi nekkoon foofu la Sëñ Tuubaa toogoon bi ko fa gaynde gi di fekk di dàq njaay àll gi ay millions garab ñoo fa nekk ak ay mbépp te mbépp ak guy dañuy conserver ndox dañuy racines yi dañuy jëli ndox si biir suuf si léegi nag soo doon def li nga xam mooy bilan hydrique bi mooy un bilan hydrique bi nga xam ne moom mooy pluviométrie bi fay am muy évaporation bi muy transpiration garab bi ak garab bi li ñuy puiser si biir suuf si dafa am bilan hydrique bi benn maillon boo xam ne daf si dindeeku muy garab yi dañoo puiser tout si nappe bi loo tax nappe bi au fur et à mesure que le temps augmente millions de grappes yooyu doon puiser au minimum par an des centaines de mètres cubes loolu dootul mun a évaporer parce que dugg na si biir suuf si kon nappe bi day gën a di réapprovisionner wu ba à un niveau boo xam ne mooy même problématique boobu la ñu am Dakar ak li ko wër parce que
déséquilibre hydrique bi si bilan hydrique bi garab yi ñu waroon a saxlaale nga xam ne lu mu bon tali boo xotti wala kër gu nekk dina am benn garab boo xam ne dinay dem si nappe ba di fa jëli racine di fa jël ndox di am évapotranspiration bi si feuilles yi loolu dina équilibrer nappe bi loolu moo amatul kon li muy wax ay vallées fossiles ak yooyu yëpp amul léegi nag ay vallées yoo xam ne dafa am nappe perchée léegi nag leneen li si am mooy loolu su ko defee Sahara si la benn hypothèse boobu man laa njëkk a joxe moom muy déséquilibre bilan hydrique bi moom laa njëkk a joxe beneen hypothèse bi nga xam ne moom laa gën a gëm bii mun na si bii dañuy bokk si benn hypothèse day doon sous hypothèse bi may joxe moom mooy y a des vallées fossiles ils peuvent avoir l'existence de vallées fossiles souterraines muy des cours d'eau souterrains ñëpp xam nañ ko il peut y avoir des cours d'eau souterrains ces cours d'eau souterrains nag dañuy am un réapprovisionnement capillaire yoo xam ne la source la ñu war a xool fan lay jóge ndox moom fan lay jóge ndox mi réapprovisionné nappe phréatique Touba loolu nag Sëriñ Tuubaa dikkoon na si te naa si dikk jégalu sama bureau ñoom mooy kii waaw Sëriñ Tuubaa dikkoon na si te naa si dikk kon hypothèse bi may wax man dama gëm ni man te si waxi Sëriñ Tuubaa laa indil preuve wér a wér te waxi Sëriñ Tuubaa moom mu gën a wóor li ma jàng te mun naa ko teg si li ñu jàng y a des vallées fossiles yoo xam ne des cours d'eau souterrains yu jëm si Touba yu fa nekk yoo xam ne y a un réapprovisionnement capillaire bu bokk ak nag lii nga xam ne dafa jël eau d'infiltration bi nga xam ne dafa jóge si taw bi te amul leneen loo xam ne da siy jëm di si puiser mu mooy millions de grappes yi nga xam ne dañ ko gox pour déboisement au Touba pour dëkkal fa nit ñi pour créer fa lii yëpp xam nga dëkk boo xam ne à moins de 100 ans 1 million de maisons am fa plus de 4 millions nit dëkk fa da ngeen xam ne surface boobu yëpp nit ñi dëkk ak ciment bi remplacé ay garab fa nekkoon ak ay ñax naan ndoxu suuf si ndox moomu ñu daawoon naan nag c'est des milliers ou même des millions de mètres cubes yoo xam ne si nappe phréatique bi la ñu nekk kon Sëriñ Tuubaa dafa mel ne si suñu dëkk bii sax ni ñu fa dëkkee sax dafa waajalaale noo xam ne dañuy amaale ay bassin de stockage souterrain pour ndox mi mooy lii nga xam ne moom mooy démanteler lii sama Sëriñ Mbay Caam di wax lii Sëriñ Mbay Caam di wax nag kenn mënu ko gëm képp ku jàng di ko gëm ku def recherche scientifique di ko gëm lu dul ñu indi ñu ay données de drilling muy ay données yoo xam ne ay tests de carottage yu ñu wan la mooy profil de stratification des couches du sol pour ñu xam si lu leer waaw mooy loolu lay di Sëriñ Mbay Caam leen li si des nag mooy Sëriñ Tuubaa dafa ne woon sëñ Ibrahima Sarr Jasaak bi ñu koy gasoo teen ay na wax nag te la lii laa gëm nag suñu borom de bëtub ndox moom mu may suñu maam Ibrahima sa Zamzam ñoddil na ma ko fii si Touba donc certaines personnes yoo xam man la bëtu ndox eau douce di rombee Màkka jaar océan Pacifique wala océan Indien xam la nga tuddee dugg si ba Sénégal romb dëkk yëpp y a des cours d'eau souterraine d'eau douce sous les océans donc loolu moom hydrologie wane na ko comme ko so wane na ko kon boog ndox moomu suñu borom dafa si baaxam Sëriñ Tuubaa mu jugee ko sëñ Ibrahima Sarr Jazaak fekk daj gi Sëriñ Tuubaa naka gasal fii mu daj bët ba sa Tuubaa ndox moomu mi nga xam dañ daan rootalee ci Sëriñ Tuubaa bés bu nekk Tuubaa di ko indil ndax ndox moom naka ko yàlla jëlalee sa màkk indil ko ba Tuubaa cours d'eau boobu man laa gëm man si sama gëm li ma jàng nag wax naa leen lu mun a nekk li ko mën a dëggal di Sëriñ Tuubaa wax mais man li ma gëm man y a un réapprovisionnement boo xam ne dëgg la pluvial la y a un réapprovisionnement xam des vallées fossiles souterraines loolu nag baatin la ku gëmul Sëriñ Tuubaa mënoo koo gëm bi may wax barrage yu Cheikh Ahmadou Bamba bi man li ma gëmoon ni mooy barrage yu ndox moomu su ñëwee tôt ou tard que ni suñ koy utiliser tamit cours d'eau yooyu dinañ mos a feeñ parce que dinañ dem ba dinañ egg à un niveau de saturation au niveau souterrain faw ñu bënn kon li am ba am moom mooy
si Ablaye Jaxate daan na ko wax daan toog fii si Touba si Ablaye Jaxate bi si am sa jax nit ñi wër ko day dóor si suuf ndox génn am na sax ñu mani gis nañ si jën mbés mu génn mu ni jël leen di leen dem ba jëmmi jamono jën ceebu jën gii ñuy togg jën guñ ko toggee te du lu ñu wutee di Ndakaaru fii lañ koy nappee si Touba kon boo xëy na mun a doon ay France gas nañ fa canal loo xam ma gëmoon ne man dañoo war a gasal Sëriñ Tuubaa canal bu indi ndox moom xëy na nag ndox moomu nag yéen gi ñu amoon moom lu Sëriñ Tuubaa di feeñal fii ba Cheikh Moutada tëddee si ganasee ko la ndox ma tàmbalee bën kon lii du tey kon saturation wu ndox moomu am ñëpp xam nañ ni dafa am mais bilan hydrique bi moom moo am un déséquilibre te déséquilibre boobu nag murit yi ñoom ñoo si tooñ seen bopp ndaxte Sëriñ Tuubaa dafa am lu mu def te dañ ko war a fàttaliku sëñ Bassirou Sarr mu laa dégg mu koy nettal Sëriñ Tuubaa li mu def te ñëpp mun si dut baaraam mooy garab la njëkk a saxal muy xay ab xay moom la njëkk a saxal njaareem Sëriñ Tuubaa ko saxal si loxol boppam xay bi nekkoon si muti néegam kon xam na luy importance su garab Sëriñ Tuubaa bi muy bind Fawzeyni mënoon na toog si digg tund mënoon na toog si ginnaaw jànj mais dafa dem dugg si biir ab lëmu bu garab kon garab moo tiimoon Sëriñ Tuubaa bi muy bind Fawzeyni si biir garab la ko bindee Sëriñ Tuubaa bi muy dëkkee Touba de Axwaan bëri na bàcc yu rafet lu mu mënoon tuddee Touba mais Touba chadrati Touba garab la ko tuddee kon lii ndox mii di feeñ dama jàpp ne c'est un rappel de Sëriñ Tuubaa suñu taxas wax na ko waa Touba si kanam fu am espace nañ fa saxal ay garab suñu bëggee fexe niveau nappe bi ñu rabaisser ko d'une manière drastique nañu saxal na murit bu nekk saxal benn garab gu am ay meññeent yi fu jóge ñu ko def addee Sëriñ Tuubaa si njëriñ mi ak si néew doole yi si kër gu nekk na murit bu nekk fexe kër ga nekk nga saxal fal garab ngir Sëriñ Tuubaa li mu jëloon saxal garab biir njaarim Sëriñ Tuubaa li bi muy bind Touba ngir respecter Madou Fayda ngir hommage à l'homonyme de la ville de Touba muy garab gañ nekk àjjana ngir hommage à garab gi nga xam ni bi gaynde gi dàq jee njaay àll gi fa la fekk Sëriñ Tuubaa muy lëm bi nañu saxal ay garab Touba nañu am un programme ambitieux de 3 millions d'arbres ñu jëmbatal ko Sëriñ Tuubaa yu am njëriñ lekk yi fay jóge suñu fekkoon ñun organisé woon murid bu nekk war na saxal garabu mango wala garabu la ñun lekk yi fay jóge ñu jox ko daara Axwaan pour ndongo yi di am jus yoo xam ne wala am ay additifs vitamines kon dama dul am jot sa pour dugg si côté idéologique yëpp ak côté scientifique yëpp lii wane ni que fi ñu toll nii réapprovisionnement wu nabu Touba dafa am un déséquilibre te un déséquilibre c'est dû à l'urbanisation fulgurante au débordement excessif sans un plan d'urbanisation boo xam ne écologique loolu moom c'est une erreur boo xam ne de planification la parce que ñu doon defal sëñ bi dafa daan jëlee jox ay géomètre yi tracé mais amuñu woon ay urbanistes ñu accompagner suñu sang yi si loolu tax ñuy wax see bàyyi xel mais garab yi faw ñu dellu si waat biir Touba fort Touba naataat soo xaa gisoo volet d'avion soo rombee Casablanca ni muy rafetee am na dëkk yoo xam soo rombee da ngay bëgg wàcc fa ndax rafetaay meññeent bi comme meññeent garab gi Touba adduna bi yëpp adduna bi dëkk bu ñuy wax dëkk Touba moo waroon a ëppi garab dëkk yëpp ndaxte moom lañu tuddee garab mooy dëkk bi ñu njëkk a tuddee garab si kaw suuf c'est la première ville qu'on a dénommée à un arbre qui a pris le nom d'un arbre c'est la première ville dont le fondateur s'est réfugié dans un arbre pour écrire les chartes de protection de cette ville donc li Sëriñ Touba def mooy meññeentum garab sa la ñu indi sërite muy café Touba gi mu indi kër sërite meññeentum garab la Sëriñ Touba dafa fonkoon garab nañu fonk garab rawatina xaddis li mu si wax suñu saxalaatee garab yi Touba rek rééquilibre dina am si nappe phréatique bi mais baatin gi moom mooy Sëriñ Touba moom ñaanoon na suñu borom waxoon na ko sëñ Ibrahima Sarr Diassaka que bëtub ndoxub Zamzam na suñu borom indi léegi nag reste à faire si c'est de l'eau nag si c'est de l'eau salée qui remonte dëgg ou c'est pas de l'eau douce là il faut voir que il y a une comment ça s'appelle une capillarité boo xam ne stockage ndox salé boobu eau salée boobu nga xam ne xëy na dans des milliers d'années loolu données archéologiques la wala je ne sais pas géologique man j'ai pas ces informations sama xam-xam eggul foofu y avait un dépôt salin bu nekkoon foofu boo xam ne dafa captiver ndox boo xam ne dafa ndox eau saline yooyu fi mu toll nii ñoom ñoo fa stocké léegi nag xam nag la mooy salinité wu ndox moom ndox su fekkee eau pluviale la si lañu war a xam ne nag li ma leen wax théorie bi ma leen wax moom mooy déséquilibre boobu moom moo waral mais Serigne Mbaye Thiam daal
sànq indi woo ay données yoo xam ne scientifiquement mën nañ si dut baaraam ne sa nombre de statistiquement nombre de forage yi nga def muy forage moom mooy carottage mooy profondeur bi de mat na profondeur u carottage yooyu mat na nombre de carottage mat na wane na nga couche de stratification yi morphologiquement ak géomorphologiquement que ni dépôt argile bi c'est homogène et uniforme si zone de dépression boobu ñu xam c'est à 250 mètres comme un anneau si lu wër jumaa ji surtout côté nord bi ak côté ouest bi côté nord bi ak côté ouest bi mooy fi jëm marché Ocass soo xoolee côté sud bi moom c'est pas aussi grave côté sud bi c'est pas aussi grave ak côté sud-est bi côté bi gën a graaw mooy côté nord bi jëm fi jëmale fi tàmbalee si Almere mel na ku balayoo Daaru Xudoos ñëw ba ñëwaat si marché Ocass foofu la dépression bi gën a grave c'est à 250 fi tàmbalee fi jumaa jëm lay jëm jël zone boobu 250 mètres yëpp loolu si xuur la nekk xuur bi nag dépression bi 3 mètres rek la ça ne justifie pas ndox mu bëri moom donc li koy justifier moom mooy fi mu toll y a un gradient aussi y a un gradient convergent vers foofu parce que jumaa ji Sëriñ Tuubaa li mu wax dinkaan ne si ko jaaxir nooy tànnee dëkk ak fooy dëkk kon du dem tabax jumaam ji si xuur Sëriñ Tuubaa dafa da ngay dëkk si ab tund loolu bokkoon na si dëgg Sëriñ Tuubaa kon jumaa ji si tund la nekk te nappe perchée bii moo xam bi muy wax nappe perchée mooy loo xam ne dafa am zone dépôt un dépôt argileux un dépôt ou avec une conductivité hydraulique quasiment nulle nga xam ne y a pas d'infiltration nga xam ne ndox mu ñëw du jàll loolu la Sëriñ Mbay Caam di wax xëy na dafa jàngul ba xam ni mu koy waxee léegi nag loolu muy wax ni y a rien que le justifie parce que si ça existait il y aurait une diffusion de capillarité vers fi ñu def jumaa ji bien que si tund la nekk te fi ñu def jumaa ji bu ñu koy gas kenn gisu fa ndox donc il y a un gradient boo xam ne positif un flux positif de drainage souterrain ndox au désert souterrain vers jumaa ji vers xur woowu nekk li war jumaa ji mais loolu yëpp lu ko waral yëpp ba loolu di am ba remonter nappe boobu di am mooy les arbres n'épuisent pas les millions de mètres cubes qu'ils prenaient par année mooy garab yi fi nekkoon balaa ñu fi dëkk kon vidéo bi du ma ko guddal du ma ko yàggal justification bi mel indi su fekkee ne ñoom am nañu ingénieur wala cabinet consultant yi soxla nañu fi moo si woon naa leen wax projet de drainage yi ma liggéey si dëkk bi bëri na fi am na zone bu problématique boo xam ne muy dëkk bu ñuy wax Prince Rupert am nañ fa benn projet de drainage boo xam ne si bidding bi laa bokkoon si ñu nekkoon si projet de drainage ba jusqu'à la fin laa nekkoon laa liggéey dëkk boobu 2,8 mètres lay taw parat pour mun a def suñu pipe en constant en temps plein suñu ndox pompe yi daan daw dëkk boobu tam am na projet wu 40 milliards de dollars bi ñu fa doon def bi ñu fay def WAF mooy port bi ñu fa doon def si ñi fa njëkk si yor si advanced drainage système yi ñu fa def ak séparateur yi design bi yëpp man si liggéey laa comme boog mënuñu ma si wax lenn ba jàngal ma si lenn lu juwalu fenn waaw kon wàllu drainage moom yaakaar naa ni am na luñ si Sëriñ Tuubaa defal loo xam ne newuñu ñoo si dàq kenn waaye ku si dem ba bàkk ba jàpp ni sax xam-xam egg na si rek loo ma laaj ma teg ko si table ñu jongante ko si ñu xam ni li fi nekk Sëriñ Tuubaa ko fi def du loo xam ne da ngay tiim di ko jàng si ay téere taw fii xub Sëriñ Tuubaa la faggu teefu Sëriñ Tuubaa la ndox mi daal lu Sëriñ Tuubaa waxoon la sëñ Ibrahima Sarr jasaak ba mu koy gasoo teen sam-sam bi lu sëñ Abdoulaye Jaxate daan waxal lu murit yu bëri gént ngañ cubbus ak Modou Mbaye suñu baay ak Abdoulaye Si mos naa wax ne mos naa gént jumaa ji di fa dugg jël gaal ngir dem ziyaare ji Sëriñ Tuubaa ndox bu wër jumaa ji daan loolu ñu koy yàgg gis lañ loolu ma yàgg am yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa si ndoxu jumaa ji mais nag damay yàqu sooy wax wala nga bëgg tam xëy na ay entreprise française li Mansour Faye essayé jàllul ñu ne yow murit nga nan la jël jox la ko pour nga jéem a dugal ay entreprise pour ñu jéem a dugal Touba jéem fa créer ay affaire dëgg la les faits sont là te les faits c'était même de l'époque de Abdoulaye Wade en 2004 bi sëñ Mourtada làqatu donc ndox mi yàgg na Touba bëri na Touba nappe baa ngi remonté mais cette remontée là c'est dafa am luñ si war a jël te jëlooñu ko si donc su fekkee nag ay entreprise française ngeen bëgg làqatoo ba mën a dugal seen loxo Touba la solution du problème mooy fi mu toll nii nañu fexe ba forage ñu am ay forage yoo xam ne dañuy puiser énormément si ndox Touba bi le même problème bi Touba moom la Dakar am te lépp lu ko même point commun la Touba am ak Dakar mooy une agglomération boo xam ne une urbanisation fulgurante boo xam ne dans leur plan d'aménagement ils n'ont pas prévu des zones vertes de prélèvement yoo xam ne
la faune la flore dinañ ko mun a continuer prélèvement yi daan def pour équilibrer flux bilan hydrique bi c'est ça le problème soit ñu développer ay zones nu mu tudd maraîchage dans les alentours de Touba mooy même problème bi fi ñu def Millennium Challenge bi ay tool fa nekkoon ay garab nekkoon fa ñu naan ndox ma fay bëri mais garab yi fa nekkoon dañuy puiser benn garab di ça puise des centaines des milliers de mètres cubes par an si nappe phréatique bi benn garab ay millions de garab lañ gor Touba combien d'hectares la donc il faut que l'on soit réaliste ministre balaa muy génn mu consulter experts yi nekk si domaine bi soo ko wax mais génn rek di wax te li nga wax tegoo ko fenn xamoo ko dara loolu day kilifa du ko def kon ñu ngi jégalu ba bañ a guddal vidéo bi jaa ngeen jëf merci.